ziar mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañu déplacé woon ñëw ba fii ci Diamaguène ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre dans l'arène ci seen émission après combat tey ñu ngi fii ci Diamaguène ñëw seet si le pensionnaire de l'écurie Diamaguène Sicap Mbao ñu gën ko xam ci Pape Sarr numéro 2 mu bëre premier combat am dans l'arène dimanche 28 mars 2021 à l'arène nationale moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan parce que bëri na fa keroog ak Boylo ñu bëri combat bu yéeme ci cadre boobu lañ déplacé wu ñëw seet si ko Pape Sarr numéro 2 nag c'est le poulain du coach Assane mais aussi mën naa ne c'est le coéquipier de Mara doomu Diamaguène le coéquipier de Boy Soussou le coéquipier de Liss Ndiago maanaam ñoom ñoo bokk benn écurie le poulain de Sidi Diamaguène moom laa ñëw seet si tey le poulain de Flikis maa ngi ñëw fas yéene séq ak moom waxtaan dina wax sama gars yi xàmmee leen ko ràññee leen ko c'est comme j'ai l'habitude de le dire mbër bu ndaw bi mooy màgg doon mbër bu mag kon xàmmee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax Pape Sarr numéro 2 écurie Diamaguène Sicap Mbao mooy sama invité tey. rakk ji maa lay ziar. waaw maa ngi delloo ziar. naka yitte yi. sant yàlla. yaa ngi ci kawam. Pape Sarr numéro 2 bu Diamaguène. écurie Diamaguène Sicap Mbao. bala ñuy sori lan ngay nuyoo ñi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp. waaw di nuyu Diamaguène. Diamaguène mooy jógee Diamaguène Sicap Mbao. waaw nga xam ne su ma jugee rek ñëpp a jug. maa ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu nag sama mbokk mbër yi. ñu ma toog ak ñoom Zarko. waaw Zarko numéro 2 bu Diamaguène. waaw Boy Soussou. Boy Soussou bu Diamaguène Sicap Mbao. waaw ak kii nu mu di sax. undu bi. undu waaw. doomu Diamaguène. ndeysaan. waaw moom nag am na combat. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam. waaw gars yi amagul combat yi. yàlla may combat waxoon naa ko ne woon naa leen doomu Diamaguène dafa dugg ci histoire u làmb ñu ne ma ci naan man leen arène nationale bi bañ ko tabaxee Mara doomu Diamaguène moo fa njëkk a bëre daan fa mbër première victoire bi ñu enregistré à l'arène nationale turu Mara doomu Diamaguène moo ci nekk kon dugg na ci histoire nee na ma nag des na leneen bi ma ko jëlee nee na ma gannaaw bi ma ko naa mu ne ma des na leneen ak yeneen dëgg looloo nekk sax looloo nekk gi nga booy saa yi nii gars yi xamaguñ leen de mais si kanam lañ comprendre waaw mais man maa leen di suivre voilà man waaw maa leen di suivre de près te xeebu ma leen yab ma leen benn yoon parce que gis nga xale boo ko gisee mu nekk ci dara mu jaral ko xale bi ñu naan demal defi kooku garaaw mais ki nga xam ne moom moo xër ci li muy def heure bi nelaw gën a neexee mu dagg ay nelawam dem entraîné ji yaa may dégg heure bi nit di liggéey nekk ci leneen moom mu dagg léppam dem entraîné yi kooku làmb da koo jaral kon boo ko gisee muy yëngu ci dara di ci ñafe durant des années delloo ko cër bi parce que on ne sait jamais dama koy faral di répéter su may introduire dama naan mbër bu ndaw bi mooy màgg doon mbër bu mag mbër yi teel làmb ji xëy ñu rek àgg fa da ngay jaati premier combat deuxième troisième daan am ay combat am problème ticket am problème t-shirt booy yi fa lañ toll mais on ne sait jamais est-ce que Mara Diamaguène du mës a doon roi des arènes est-ce que Boy Soussou du mës a doon roi des arènes on ne sait jamais donc delloo leen cër bi ba ñuy toll ci niveau bi bés buñ demee ba ak au sommet bu ñu gëstoo xool la xam ne ah ndeysaan waa ji de am na lu mu bayoon ci waar wi loolu la rek bokk na ci li tax ma déplacé wu tey ñëw seet si la si émission après combat nga bëre le dimanche 28 mars 2021 à l'arène nationale ce premier combat dans l'arène sa digganteeg Boylo mais boo yow da nga bàyyi ba punkal soog a bëre arène lu mu demee noonu da nga ragal loolu wala nu mu demee noonu la moo tax sa morom yi bëre 5 combats 6 combats yow ngay soog a bëre waaw ñu bëri nag loolu lañ wax ñu bëri doon foog ne man damaa ragal wala naa sax non du loolu de xëy na yàlla heure bi la ko tuddoon quoi ok man bu may nekk booy xam nga rek laa doon ñafe bëgg bëre mais xaw ma lan moo ma téye ndeysaan billaahi moo xëy na yàlla nii la ko dogalee te xoolal combat bi 5 jours laa ko jël 5 jours billaahi sa digganteeg Boylo bi passe 5 jours laa ko jël xamoon nga Boylo avant mosuma ko xam kon lu tax laajoo lu tax jéemoo gëstu non dan moo ne combat bi dafa yàqu rek waajo ku ma doon bëre dafa yàqu benn avance ngi nii 5 jours man kii Mara doomu Diamaguène gis nga moo ma yee ay heure yi ne ma am na combat bu yàqu fee gars yi yow la nga ko bëgg jox ma leen aca na ñëw waaw boobu fekk na nga pare waaw boobu maa ngi si waaw kon préparé woo combat bi préparé moom pourtant nag jour yi bi nga dugg si stade bi nga dawee njaab ku la xool day xam ne yaa ngi ci état bi nga taxawee ci biir géew bi yow ak sa adversaire Boylo taxaw nii nga taxaw ne ku la xool physiquement kaw ba suuf booy da nga entraîné lu métti léegi ça veut dire que ne yow da nga doon entraîné sans que nga am combat mais da nga doon entraîné entraînement yu métti avant que sax ñu la naan combat ngi nii da nga pare woon. voilà nag laaj nga ma question laaj bu ma neex. billaahi laaj booy du ma bàyyi ma fenn. booy chaque jour damay entraîné damay daj lu métti. gars yi xam lan may wax yow xanaa yow da nga am combat. waaye saa yi kii mooy téye saa. boobu fekk dara xewul.
dara xewul billaahi wallaahi ngay entraîné comme ku am combat. comme ko am combat laay saa gars yi fii suñu dem diin damay ànd ak ñoom du ma bàyyi ma fenn d'accord kon looloo waral ñu ne la combat 5 jours fekk nga pare nga pare physiquement à l'arène nationale nga dugg si sa adversaire dugg si sa adversaire di Boy Lo bu écurie ressortissant bu Fatick boobu fekk na mi ngi toll ci 3 combats 3 victoires yow nga ñëw war a bëri sa premier combat ngeen mbëkkante à l'arène nationale jour yi nga ko xam wala xamoon nga ko avant. non mosuma ko xam billaahi wallaahi jour combat bi nga ko xam. sa diggante yàlla da nga ñëw ba dugg ci stade bi soo ko xam ne kii laay bëre. non combat bi bu doon signature. bu mu desee 5 jours. jour boobu noonu nan ma woo. jour boobu laa dem signature. jour boobu laa ko gis. signature ba ngeen gisee. ngeen gisante. pour la première fois. billaahi. jour laa ba ji nga ñëw dugg mu dugg. waaw bi nga ko xoolee xaw a xof tuuti xaw a. non non soo dee xool sax yow. bi nga gisee pël bi nii njaab comme ça nii Boy Lo dafa ñàng. wallaahi billaahi dama newoon kii su ngay tee di koy daan. man loolu laa mais la première chose bi nga dugg si à l'arène nationale xam nga mbër man dama nekk ak yéen tellement que des fois damay xam sax ni ngeen di xalaatee xam nga tey bu sa benn grand di bëre nga dem gunge ko stade muy tuus nga taxaw ci ginnaaw booba yow yaa ngi xalaat yow bés bu la gars yi du gunge nga war a bëre yaa ngi imaginer yow bés boo taxawee ci kanam sàppe bi gars yi taxaw ci ginnaaw ñu lay tëgal ngay tuus mais bi nga dugg see ci arène nationale bi la première chose li nga njëkk a yëg lan la. lu ma njëkk a yëg. waaw mooy non lu ma doon ay jamono. dama doon toog naan man bëre rek laa bëgg. waaw ak tamit fii su fi duggee nan la war a demee loolu laa doon xalaat ay jamono. wala mu nga duggee rek sama xel si loolu la ñu ko dem. mais jour ji bi nga dugg see. sa xel dafa na yar ci loolu. si loolu waaw. xawoo kii tuuti xam nga des fois nga gis mbër bu dugg si. mbër bu dugg si arène ci làmb ji. xaw mel ni ku triste. parce que tellement que mi ngi xalaat koñ ba. sama waa koñ bu xoolee ci kaw gis supporters yi. gis naa mbër bu ñu woo ci biir géew rongo ñu tuuru dugagul ci géew. ay réaction la yoo xam ne des fois dafay naturel dafay spontané mais yow sa wàll boobu bi nga dugg see am na koo xam ne premier combat am arène bu dugg see day mel ne ku ñu xabtal day dugg si ruube foofu yëpp tellement que day kontaan am confiance que ne waa ji dama koy jàpp daan ñi bi mais am na ñoo xam ne bu ñu dugg see seen xel dem na seen ginnaaw imaginer samay soppe noonu su ma daanoo fa laa jëm genre yooyu noonu yow ban situation nga nekkoon. bi nga dugg see waaw loolu moom mënut a ñàkk. ndax man xalaat nga loolu. xalaat naa loolu moom. ay waruma daanu su ma daanoo nu muy demee. waaw nu muy demee yooyu noonu yooyu yëpp. gars yi ma déplacé ñii ñëpp déplacé wu pour man. waaw ndam kese laa leen mën a jox. waaw noonu la fa demee moo tax gis nga ma bëri lu ma bëri te bëri damaa yàkkamti man dama gisoon victoire rek laa gisoon. mais yàkkamti nga nag. lu waral nga bëri noonu. yeewu sama kii rek. sama supporter laa bëggoon a mais premier combat pourquoi pas respecté woo waa ji pourquoi gënoo ko jox cër. tellement que sa premier combat la mu wóor la ne boo ñëwee bëre daan maanaam dalay yokku ci beneen niveau. tellement que sa adversaire aussi daf la jiitu ci làmb bëre 3 combats 3 victoires. jiitoo la 3 ans ci làmb ji pourquoi bi nga ñëwee xaw a ko jox cër tuuti respecté ko ba jàpp ko fu wóor. waaw loolu tamit loolu dëgg la mais tamit bi nga defet bi dafa maa jàngal sa àdduna lu bëri. daf laa jàngal te ki nga doon bëreel ndaanaan la. ndaanaan vrai bërekat la. Boy Lo ma ko xam sax man jàpp naa ne kooku maa gën a doon ndaanaan. man je le connais très bien. Boy Lo dama ko xam bu baax ba muy nekk xale bu ndaw laa ko xam. yaa ngi may dégg ba mu duggee ci arène bi premier combat am ba tey maa ngi koy suivre mais c'est un gars boo xam ne làmb ka fu ci réewu ci te mbokkam yëpp moom moo ciy bëre. mbokkam yëpp moom moo ciy bëre moo tax bu dugg see ci làmb ji. maanaam dafa am lu muy àndal maanaam dafay ànd ak benn sérénité boo xam ne moom na daan rek xalaatul jël bi rafet na wala leneen déedéet daan rek ñibbi mais yow bi nga ñëwee xaw ma peut-être sa état de forme physique peut-être nga xool jàpp ne booy bi kii dama koy faxas wala lu waral ba tey cër bi nga dese ko woon jox waa ji. waaw loolu tamit dëgg la moo tax ma ne la gi nga defet bii nii daf ma yee sa àdduna. daf la jàngal. waaw daf ma jàngal bu bëri. waaw parce que waa ji li nga wax nii rek. def naa ko jox cër tamit. man dama yaakaar ni. man ku taxaw sama kanam war naa la mën a fël. ndax lu may liggéey lu may entraîné dafa métti. mooy seen jàngoro yéen ñëpp booy jaama gën yéen a bokk benn jàngoro. yéen ñëpp loolu moom dëgg dafa nekk booy yi pour ñoom ku taxaw seen kanam dañ lay faxas. parce que yow mooy wax ak yow loolu laay dégg. doomu jaama gën même refrain bi laay dégg booy susu jamus yaa ngi may dégg ay ñoom booy fay ay ñoom liis ay R5 koo ciy waxal même philosophie bi moom la yor. grand bi ku taxaw sama kanam dama lay faxas mais fit bu ëpp tamit des fois da lay gaañ.
des fois nga xaw a tapé tuuti sax xaw a mel ni ku tapé tuuti sax naxate ba jàpp daan ñi bi dëgg la yaa may dégg sëñ ñun affaire booy xale mun jàpp rek xam nga ay xale lañu ñun looloo ñu jàpp soo dem soo nekkee xale di liggéey lu métti ñun xam nga ñun lan mën maa ngi jàmm gën ñun xale yi jàppale boo yëpp loolu ñu ma wax wallaahi suñu amoon jàppale fu ñuy dégg mbir yi mag yi boo yëpp loolu ñu ma jooytu voilà noonu la fa demee nag boo yëpp la même chose lañu ma grand bi bu dee bëree bi mi ngi fii fit wi mi ngi fii grand bi bëgg nañu làmb lool mais jàppale soutien moo ñu manqué ñoom ñëpp loolu la ñu ma expliqué billaahi soo dee xool sax mu combat bi 5 jours mu ko jël noonu maa ngi doon dugg di génn billaahi wallaahi laa saa ñoo doon ànd sama gaañam la mais xoolal lu nekk ci 5 jours yi yaa ngeen di ko lijjanti billaahi di koy lijjanti war a lijjanti kaar yi supporters yi waaw waroon lijjanti tamit loo lekk waaw yooyu noonu yëpp war a lijjanti ngemb li yow ngemb li est-ce que def nga ci dara bañ a ko def ngemb laa ñu ko préparé loolu nag lu am solo ngi noonu lu am solo ngi noonu non lu am solo ngi noonu xam nga gars yi boo waxee des fois ñu tubaab lu naan la waaye loolu ay deuxième loolu du deuxième de ngemb duy ko ba mu fees dell ñëw taxaw jàkkaarloo gars yi loolu moom mën naa la ko conseil ku caaxaane da ngaa xamul nag mbir buy caaxaane ngemb da ngaa xamul rek yow tu as tout compris ngemb kenn du ko caaxaane booy ak entraînement moo xam la benn affaire gis nga sumee ku taxaw rek def yaramu neen ay millions de personnes di la seetaan boo ngemb wul boo xëyee décédé da ngaa xaru boo xëyee dee da ngaa xaru kon ngemb li te dis gànn entraîner lu wóor entraîner lu metti yaa ngi may dégg bëre bi contact lu wóor mais boo duggee ci lamb ji nag respecter sa adversaire loolooy wax ji benn instant bi nga fa jógee ak léegi ci lan nga nekk bi nga jógee ci combat bi jusqu'à présent ci lan nga nekk comme xoolal mënuma sax nelaw bu jaar yoon pour lan damay tëdd pour lan di jël vidéo bi di seetaan xoolaat combat bi man xam naa lépp lu ma daan waaw mais détail bu ndaw la combat bi différence bi benn détail bu ndaw la xam nga tamit lamb damier la ku juumul doo daanu te loo doon daanaan am na fuñ lay àgg wax dëgg yàlla moom da ngay wàcc xalaat beneen combat kay mais combat boobu moom am na foo xam ne buñ la fa àggee bu son sa boobu da ngay daanu yaa may dégg